bonjour nuyu nañ leen ci heure bu baax bi jaajëfal bu baax ak rédaction bu télévision Futur Média ak Cheikh Diop mi leen doon dégtal xibaar bi ci kàllaamay Kocc jaajëfal leen yéen internautes yeeg téléspectateurs yi miin ngeen heure bu baax bi saa su ne su journal bi jeexee miin ngeen ko lundi ba jeudi ñun ñooy ñëw tiim li xew ci biir internet bi li ci gën a fës nag tey la mardi 24 août 2021 li ci gën a fës nag comme ni ngeen ko jotee ci xibaar yu rédaction bu télévision Futur Média dégtal léegi génnuk àddina kii di ki fi nekkoon président bu Tchad nekkoon fii ci Ndakaaru di Hissène Habré génn àddina réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy posté ci Facebook bi Twitter ak Instagram ñëpp a ngi partagé xibaar bi nga xamante ni xibaar bu tiis la ñu ngi ko jot ci suba moom Hissène Habré nekkoon fii njiitu Tchad ci diggante 1982 ba 1990 amoon 79 ans moom Hissène Habré mi nga xamante ni ci loxoy yoon la nekkoon ñu ne Covid moo ko faat mi ngi jëlee ñu ne virus bi ci clinique ba mu nekkoon loolu la ay xibaar yi nga xam ne jot nañ ko ci réseaux sociaux yi nag internautes yaa ngi réagir fu ne ñi ngi partagé ay génnuk àddina kii di Hissène Habré jot nañu sax d'ailleurs ci compte Facebook officiel bi ki nga xamante ni moo nekk actuellement njiitu Tchad di Mahamat Idriss Déby Itno mi nga xamante ni jàllale na ab njaalam ci compte Facebook am loolu la réseaux sociaux di jariñ wala loolu la jamono ji gars yi bari noonu lañ koy utiliser rawatina njiitu réew yi bu xibaar waddee rek ci saa si biñ ko vérifier dañuy daal di partager seen ay message ci seen ay compte officiel gis nañu message u Mahamat Idriss Déby Itno mi nga xamante ni moo wutu baayam ci mois d'avril bii ñu génn gannaaw boo nga xamante ni faat nañ ko foofu ca Tchad tamit moom mi nga xamante ni moo fi nekk njiitu réew Tchad ca jàllale na am njaalam ci compte officiel am lii ab communiqué bu waa administration pénitentiaire bi nga xamante ni jàllale nañ ko ngir wax ni ñoom testé nañu ñi nga xamante ni ay détenu lañu ci prison yi amuñu benn kaawu Covid bi nga xam ne noté nañ ko fa loolu tamit ab précision la boo xamante ni jàllale nañ ko ci ab communiqué. réseaux sociaux yi tamit moo nekk xibaar bi nga xam ne loolu la ñëpp di partagé IGFM aussi tamit moom la xëyee www.igfm.sn di site d'information bu groupe Futur Média min ngeen IGFM mi ngi noonu ab xibaar bi nga xamante ni moom la Sénégal gi xëyee tey di génnuk àddina Hissène Habré moom lañ ci gën a fës ci ay actualités yoo xam ni jot nañ ko ci www.igfm.sn mi ngi noonu site d'information bu groupe Futur Média. Record tamit site d'information bi nga xamante ni mooy premier quotidien sportif fii ci Sénégal ñoom tamit seen site d'information bi mbirum Afrobasket bi actualité bi xam ngeen ko liy waajal liy Afrobasket bi nga xam ni débuté na tey jii fële ca Kigali ca Rwanda suñu envoyé spéciaux yaa ngi fa di leen jàllaleeg ay xibaar yu wér te wóor lu am solo la rawatina journal Record bi nga xamante ni mi ngi en ligne. lu am solo la waajtaayu match Sénégal bi ak ay yeneen i xibaar yoo xam dina leen soxal moom premier quotidien sportif fii ci Sénégal di Record lii ab xibaar la moom it tamit toujours ci wàllu sport la tàggat yaram beach soccer bi nga xam ni ña ngay amal coupe du monde bi fële ca Russie Sénégal ñetteeli match am léegi la jeex dañ ko daal di daan ki ko daan di waa Oman ñoom ñoo gagné 3-2 waa Oman. daan Sénégal ci ñetteelu match bi nga xam ne doon na ko amal ñoom foofu ca Russie Sénégal nag qualifié na ci quart de finale yi gannaaw ñaari ndam yi nga xam ne am na ko ci début compétition bi lu am solo la ñu préciser ko ñetteelu match bi li ci ëpp ci ay titulaires yi joué wuñu ju ci mel ni gardien bi di Alseyni Ndiaye mi nga xamante ni ci banc bi la toogoon ñu doon testé ndaxte Sénégal qualifié na ba pare waaye défaite bi dina tax ñu jàngat bu baax ngir gën a waaj lii di quart de finale yi lu am solo la. Sénégal di wane taxawaay bu am solo ci compétition bi nga xamante ni ñu ngi koy amale fële ci Russie information yi mi ngi jàll ci réseaux sociaux yi li xew ci biir internet bi la lépp loo xamante ni li fës ci ay actualités yi jàll ci réseaux sociaux yi lii bokk na ci Free Julio mi nga xamante ni ab rappeur la génne ab way boo xamante ni ñuy préciser que ni procureur moo autosaisiru ndaxte dañu gis ni day jaxase tarixa yi. waaye clip bi nag pourtant lu yàgg la waaye moom jural na ko ci ay convocation dikk actuellement ci réseaux sociaux yi internet yi jóg nañu def Free Julio ndaxte gis nañ ni gars yi comprendre ñu bu baax ñuy duppee œuvre bii ñenn ñi jàpp nañ ni lu mu ci jublu woon moom ci boppam jàpp nañ ci lu mu ci jublu woon mooy gën a rataxal diggante tarixa yi waaye gars yi gisee wuñ ko noonu ci internet bi tamit ñëpp a ngi ciy commentaire ku nekk a ngi ciy joxe sa xalaat ku nekk di ci joxe sa ay message mu nekk loo xamante ni moom artiste bi di Julio l'absolu noonu lañ ko duppee ci ay compte Twitter ak Facebook ñëpp a ngi koy partagé
di ko jàppal ne mën nañu wax ni di ko jàppale ndaxte ci jafe-jafe yi nga xam moom lay dund nii ci diggante wuy ji ak yoon fi mu ne nii ñu ngi koo def retour parquet suba la fas yéene jàkkaarloog mën nañu jàpp ni procureur bi dinañ ci ñëwaat ak ay yeneen xibaar ndaxte hashtag bi déjà juddu na Free Julio hashtag nag dafa ànd ak réseaux sociaux ak internet ba saa su ne su yenn situation yi amee internet yi dañ ci daal di jóg maase wu ci ngir jàppale ñenn ñi nga xamante ni mën nañ jàpp ni moo gën a fës ci actualité bi loolu am na solo. li gën a fës ci internet bi gis nañ message yëpp yéen internet yi Facebook Twitter Instagram rawatina ci mbirum mbënd mi ci diggante Diamaguène Kër Massar Mbao ak ci yeneen zone yi nga xamante ni dund nañ ko démb ñëw nañ ci ak ay images yu doy waar te am solo ñëpp di ko partagé ñun tamit ñu ngi leen di xalaat ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jafe-jafe yi mbënd mi ak autorités yi liñ ci jël démb d'ailleurs télévision Futurs Médias dégtal na leen ay benn plateau spécial boo xam ne ay borom xam-xam ñi ngi ci woon doon waxtaanee mbirum mbënd bi ak lan moo nar a nekk solution définitive bi maanaam ci ay at yi ñu jëm ñu bañ a waxati mbirum mbënd lii d'ailleurs moom lañ choisir comme image du jour tey ñu bari di ko dund ci digg ndox mi moom lay dem jëndi ay mburóom ndaxte gars yi mënuñu nekk ci ndox mi tamit te duñ dund image bi nag ñëpp a ngi koy partage ci réseaux sociaux yi lu doy waar la di fàttali di xalaat ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbënd mi ci taw yi nga xam ne dund nañ ko ci bés yi ñu génn lu doy waar la image bi waaye tamit xam nga internet dafa bokk ak tooñ fën partager ay image mais tamit alerter mais surtout informer ñun d'ailleurs ci lañ profité daal di gis benn vidéo boo xam ne ñëpp a ngi koy partager ci réseaux sociaux yi pourtant mbënd la waaye moom daal mi ngi xool ni mu ciy def ba bëggee ci image boo xam ne fi mu ne nii ñëpp a ngi koy partager ci TikTok bi lu doy waar la mais lu retaan loo aussi àcca moom Pierre da Silva voilà sama réalisateur connecté mel connecté wul moom xaas bin la tey su ma ko waxee ni yaa fi ne soo bu élément yi yéexee rek ma ne ko maa xalaa du yàgg nga génération paa yi nga quoi yow émission bi da nga koy war di ko bàyyi xel bu baax a baax ndaxte yu bari dañ la ko fi jàngal tey d'ailleurs dinañ ñëw ci benn internet bu ñu posé question nañu comment sécuriser son compte Facebook ñun dañ koy ëpp lu ñu koy waxtaanee defoon nañu nan la ñuy def ba nga sécuriser seen compte Instagram nga xamante ni xale yëpp a ngi ci fi mu ne nii partager seen photo yeeg vidéo yi tey dinañ leen expliquer ak ay tuto yu simple naka ngeen di sécuriser seen compte Facebook am na solo. mais beneen tuto dinañ leen jàngal wala wan leen leneen loo xamante ne dina leen amal solo xam nga téléphone portable léegi da ngay teg rek ku ci mel ni ñoom Pierre wala ñenn ñu sot ñu ñoom Coro dañuy xool sa téléphone même si boo ko defee code dañ leen wax benn application boo xamante ni képp kuy jéem a déverrouiller sa compte sa téléphone portable soo ñëwee dina la ko jël en photo te yow doo ko yëg mais moom boo ñëwee laal sa téléphone di nga xam ne diw mi ngi doon jéem a ubbi sa téléphone ci kanam dinañ ci ñëw bu vidéo bi paree ñu dégtal leen ko ci mbirum inondation bi la toujours vidéo bu fën la pourtant ñëpp a ngi koy partagé ci kanam peut-être ñu ñëw ci ndaxte voilà réalisateur bi day nelaw quoi mais yeewagul dinañ ko yee bëggoon naa nag ñu partagé ko ak téléspectateurs yi ndaxte benn internet moo ñu ci tagee partagé ñu lii lu war a jàllale la mais ci kanam dinañ ci ñëw di jaajëfal suñu sponsor bi nga xamante ni rubrique bi ñuy duppee question yi moom Jili CSB ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi numéro téléphone am 33 la 822 47 00 moom boutique mooy seule boutique bu ñu authentifié moom Jili boutique Samsung la lépp loo fay jënd comme électroménager da lay jox ay lot cadeau comme ñun cadeau yi ñuy maye di ko may téléspectateurs yeeg internet yi li xew ci internet bi dañ leen di expliquer réseaux sociaux yeeg internet yi mais ak li ciy xew astuce yeeg yooyu di leen defal fact checking mais tamit di leen jox ay cadeau lii télévision Futurs Médias rek moo leen ko mënal di leen ko dégtal bis bu ne lundi ba jeudi ñun dañuy joxe ay cadeau ay t-shirt la yoo xam ne Samsung la Jili moo koy maye mi ngi nii lii taas bu am solo la Samsung lii lu am solo la it tamit dina leen arranger ci jamono ji période Covid lañ nekk donte tendance baissière lañ nekk ñu gën a farlu ci yëf yi lii tamit stick selfie la dina tax nga mën a def say TikTok ak partager yenn vidéo yi am na solo Jili di ko jaajëfal ci kóolute gi am na solo yii nii yëpp dina soxal téléspectateurs yi parfois yenn internautes yi nga xam dañ leen ni choisir en temps réel ne leen ñu ñëw am na ñuy ñëw mais nañu ñëw jour moment émission bi juste après ñu jël photo daal di ko mën a partager comme ni ñu koy defee saa su ne am na benn image bu ñu fi bàyyi woon démb
image cachée mais gis naa ne waa Facebook trouvé wuñu ko. Par contre ñi doon partager information yi ci Twitter laa gis ni ñoom ñoo joxe bonne réponse bi effectivement Mame Maty Mbengue la xam ngeen ko wala xale yi 2000 xamuñu ko voilà 5 fois champion d'Afrique Mame Maty Mbengue nekk international sénégalais ci basket ci wàllum basket 2 fois MVP li mu jël afro basket bii nga xam ni ñu ngi koy waajal ci góor ñi waaye tamit ci jigéen ñi ñu ngi koy waajal ca Cameroun ci mois de septembre bii ñu jëm moom référence la ci nekk na koo xamante ni vraiment kenn dootu ko présenté ci wàllu basket fii ci Sénégal moo taxoon ñuy saa su ne ci image cachée yi ñuy jël ñi nga xam ne marqué nañu histoire réew mi. ràññee nañ leen waaye ay référence lañu ku ci nekk ci sa domaine démb kii lañ defoon image cachée moo tax ñu choisir ci Ousmane Dieng démb kat waa Facebook yi maa ngi gis ku nekk naan ma non kii Adja Diallo la joxew ci ay yeneen tur mais gisuma ci kenn ku ci trouvé lu rare kenn ku trouvé Mame Maty. Par contre bi ma demee Twitter ak hashtag bii di sunu net mi ngi nii dama rek tàppe ko gis gars yi di joxe bonne réponse bi ñoom dafa mel ni ñoo gën a tendance bi lay créer quoi entre Facebook ak Twitter mën ngeen ñi réagir fu ne ci plateforme yu télévision Futurs Médias muy Facebook live YouTube live Instagram live bu fekkee Twitter la da nga ciy boole TFM def hashtag bi sunu net. kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram ngeen commentaire wax ñu image cachée bi kan la. peut-être suba ñu choisir ci ñenn ne ñu ñëw jël si loo yi nga xamante ni suñu sponsor officiel di Jili CSB yeneen sponsor yi mën nañ ñëw am nañu joxe seen ay loo ñoom tamit yu ni mel ngën a yokk seen visibilité télévision Futurs Médias da leen koy dégteel di leen ko may lu am solo yi waa service commercial ñi ngi ci ginnaaw am na waa Orange ngi ci tamit di leen jaajëfal image baa ngi nii enfin réalisateur bi yeewu na Pierre Da Silva réalisateur connecté ñu dégteel ko téléspectateurs yi vite fait ñu ñëw. fesal pañe te paa bi du yor kenn musu ko poñe di fay ko bor mu ngi si école publique yow école privée lu tax bu ñuy passé ngay redoubler soo à la limite da nga naan gars yi no stress quoi à la limite bi gars yi di wax ni voilà mbirum inondation bi mu metti ñëpp gis ngeen image yi ñu fi partagé démb am ñoo xamante ne voilà ci beneen sens bi lañ ko jëlee enjoy ko voilà ku amul million noos 100 francs noos 50 francs noos inondation sax da ngay noos bon version TikTok quoi gis nga ko gars yi image bu am solo la jaajëfal internet bi ñu ko partagé jaajëfal ñoom Mia Ndour jaajëfal nañ leen gis nañ leen gars yi ni ñuy participer ci émission bi hashtag bi sunu net ñenn ñi dañ lay envoyer ay vidéo comme téléspectateurs yi ak internautes yi mais rek pas yi sax dañuy gis vidéo daan ne lii war nañ ko partager nit ñi reetaan tuuti ndax voilà seen émission bi parfois dañuy stressé on a trop d'informations comme ni ñu koy waxee bu ñu jotee parfois dinañ jàng mais dinañ reetaan tuuti comme statut WhatsApp lu am solo la. Comment sécuriser son compte Facebook loolu lu am solo la. ci mbirum piratage yi doon tey sécurité à 100% damay préciser à chaque fois amul ci internet donc lépp lu ñu sécuriser garanti wu la nga am sécurité à 100% waaye lii tamit am na solo di jaajëfal waa Cyber 221 ñoom ñu proposé lii waaye internet bi ko posé comme question yi tamit am na solo compte Facebook yi ñu koy sécuriser am na solo ndaxte lu ne fay riiree ñëw di dugg si nga xam bu baax am contrôle donte du mat sëkk à 100% mais nga am contrôle ci sa compte Facebook ñu dégtal leen tuto bi ngeen suivre ko attentivement lu am solo la après ñu ñëwaat. ak Cyber 221 dañ leen di woon noo leen di def ba mën a aar seen compte Facebook ba kenn du ko mën a pirater fi ngeen di dem si ñetti trait yi si kaw ngeen di bës soo leen ko bësee mu génne leen page bi ensuite ngeen dem paramètres et sécurité ensuite ngeen dem paramètres ensuite ngeen dem sécurité et connexion fii soo leen bësee sécurité et connexion di ngeen gis appareil bi fi mu jee connecté fii soo leen fi gisee beneen appareil bu bokkut ak seen bos ngeen xam ne am na ku accéder ci seen téléphone sans pour autant ngeen autoriser ko léegi fii ngeen di dem authentification à double facteur bi ngeen di activer authentification à double facteur bi tey jii mooy tax kenn su bëggee accéder sa compte Facebook SMS
bi da ngeen di jot benn SMS buy am benn code de vérification loolu mooy tax ba ku am sa mot de passe du mën a accéder sa compte Facebook bi te moom ngay. am na solo di jaajëfal Bamba Cyber 221 ñi ngi Twitter ñoom tamit alerte yu am solo la gën a sensibiliser ndaw ñi wala ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo réseaux sociaux yi ñuy am ñu xam bu baax ni ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi lu am solo la mais surtout sécuriser donte sécurité à 100% amul waaye lii jaajëfal internet bi wax nañ ko émission bi c'est interactive seen ay questions dañuy jël partager ko ak ñi ci seen xam-xam màcc. peut-être bari nañ ci Sénégal wax nañ ko ay community manager ñi ngi fi du jeex ñi nga xamante ne ñi ngi gagné seen xaalis wala di liggéey ci grâce aux réseaux sociaux ñi ngi fii ak yeneen saa su ne ñu nit tamit dañuy ñëw di partager yeneen xibaar yi am na solo lii lu am solo la xam naa dina la soxal yow Pierre Da Silva wala ñoom madame Guissé lii dañ ne comment nan la ñuy def ba mën a photographier ñi nga xamante ni ñooy jéem a déverrouiller sa téléphone plateforme wala application bu am solo la surtout ci voilà ñu sopp ñi quoi ñu ci mel ni ñoom Youssou da ngay fekk teg sa téléphone ñoom ñëpp ñu ñëw di jéem a ubbi sa téléphone quoi application bi nag képp kuy jéem a laal sa téléphone dina la photographier boo ñëwee ubbi dina xam ne diw ak diw moo fi nekkoon nga ne ko hey bàyyil sama téléphone bi ngay jéem a la ndaxte léegi téléphone c'est top secret quoi ndax ay données personnelles ñoo ci nekk ak yeneen yu am solo la ñu dégtal leen tuto bi ngeen comprendre ko surtout minanteeg application bi am na solo. c'est une application bi nga xamante ni sous Android rek lay dox donc moom laa téléchargé ni moo nekk ni en noir WTMP donc damay dem won leen nu muy mel ci Play Store bi donc suñu demee Play Store automatiquement on recherche donc qui a pris mon téléphone donc l'application s'appelle qui a pris mon téléphone donc mooy Who Touched My Phone en English bi nekk ci kaw nii donc ngeen xool logo bu baax donc su ngeen ko ubbee ngeen téléchargé ko bu ngeen ko téléchargé ba pare da leen di laaj ay autorisation donc vous acceptez les autorisations une fois bu ngeen accepté autorisation yi day installé wu donc su installé woo moo nekk nii donc là tàkk na su nekkee en bleu ça veut dire que c'est allumé bu ngeen ko bëggee fay moo nekk en gris donc da ngeen koy taal bu ngeen ko taalee ngeen ñu vérifier donc on verrouille le téléphone portable donc ñu jéem a xool ñu jéem ko déverrouiller ak donc voilà jéem naa kaa déverrouiller ak finger bu bon bi automatiquement gis ngeen jéem naa ko déverrouiller automatiquement donc ma jéem a déverrouiller une troisième fois donc vous voyez léegi ce qu'on fait mooy borom téléphone bi ñëw na donc moom dugal empreinte digitale bu baaxam donc automatiquement application bi day ubbeeku ba pare da lay jox date yeeg heure yeeg yëpp donc vous voyez 5h20 et cetera léegi ñu ubbi benn bi automatiquement gis ngeen jël na ma en photo nii maa nekk nii donc man mi ko doon jéem a ubbi ñu xoolaat beneen bi donc man maa nekkaat nii jël na ma en photo donc muy une application bi nga xamante ni ça permettra de savoir à chaque fois boo tegee sa téléphone portable ñan ñoo koy jéem a jël di ko jéem a fowe et cetera donc aussi dama leen di bàyyi bu ngeen duggee ci. jaajëfal ko moom le berger high tech Abdoulaye Ly di ko jaajëfal ci explication yi leer na waaye tamit ngir ngeen gën a miinanteeg application boobu nga xamante ni nag malheureusement c'est disponible pour Play Store. baaxul du disponible ci iOS yi nga xam ne dañu yor téléphone iPhone Play Store yeneen téléphone yu Pierre Da Silva yi yooyu moom disponible na foofu xam naa version iPhone bi dina ñëw. lu am solo la ñu jeexal ak action citoyenne yi nga xamante ni ay ndaw grâce aux réseaux sociaux la ñuy mobiliser woo daal di dugg ci région yi waxoon nañ ko fii jàllale woon nañ fi seen élément waaye lu am solo la ñuy def week-end bii ñu génn ñii di ay archiviste dañoo demoon fële ca Mbacké doon. trier ay registres yi nga xamante ni extrait de naissance yi gars yi nga xamante ni par d'habitude ci mairie yeeg état civil yi dafay jaxasoo ba parfois mën na jur jéy ay ndaw daal di dajaloo di fa dem di ko trier lu am solo la ñii di leen féliciter encore une fois ñëwoon nañ fi jàll ci émission bi lii tamit lu am solo lu ñu war a gën a mën a fësal ci émission bi la ndaxte yi tamit réseaux sociaux yi du rek joxe information wala ŋàññante wala waxante leneen wala alerter parfois aussi ay actions citoyennes yu am solo mën ngeen ji partager yéen tamit seen ay actions citoyennes que ça soit ci période mbënd mi association yi nga xam ne ñi ngi ci quartier yi di góorgóorlu jënd ay moto pompe di def ay affaires yoo xam ne lu am solo la pour xaaruñu gouvernement xaaruñu dara seen propre initiative la loo xam ne ay ndaw ñoo koy def mën ngeen ko partager ñun tamit gratuitement ñu koy partager ci émission bi ndax ngir gën a mën a sensibiliser yeneen ndaw yi lu am solo la jaajëfal leen WhatsApp bi xam naa suba dinañ ci ñëw mu gën a yaatu ñoom ñi nga xamante ne su ne dañu commencé di def paiement en ligne
commencé woon def test yi ci yeneen i dëkk mujj gi ñu bàyyi woon ko waaye reprendre nañ ko xam naa ni surtout ci téléphone yu yees yi yu bees yi dina ci am taxawaay bu am solo WhatsApp nag moom mi ngi jóg di góorgóorlu fi mu ne nii di gën a yokk rythme am dafa bari doole. challenge bii nag doy na waar waaye ñun dañuy préciser que ni bu leen ko jéem a def fenn moo xew États-Unis fi mu ne nii moo koy lëmbee am na ñu ciy réussir pourtant ñu dégtal leen démb wan nañ ñu ci daanu mais am na ku jigéen koo xam ne réussir dañ ciy teg xaalis bu bari. demandé wuñu kenn waxuñu ko kenn fii ñu jéem a reproduire wala commencer di def challenge mu ni mel waaye ñu dégtal leen ko. Fuck it, Tigger, I'm hand you the gun, just kill yourself. Fuck it. Cause it ain't happening, shit. Come on, Tigger, you got it. Oh, she might have it though. Now what you want to know tomorrow? Hey, she don't know what the fuck to listen to. Hey, everybody saying go south, go west, go east. Come on, man. And I'm gonna buy you a zombie. Bitch. That's good. Damn, T, let me see, T. Damn, T. am na solo jaajëfal la Pierre Da Silva jaajëfal leen yéen internautes yeeg téléspectateurs wanaat leen image cachée bi ndax gars yi ngi commentaire maa ngi gis commentaire dafa mel ni gars yi ngi commencé jàdd gauche xool leen image bi bu baax ñu daal di fay jaaree daal di leen di tàgg jox leen dig daje ba suba kan moo nekk ci ginnaaw image bi ñu leen di wan ngeen joxe seen même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité continuer réagir via nos plateformes que ça soit Facebook YouTube live actuellement ñu ngi ci YouTube live bi Instagram live ba ci Twitter ak hashtag bii di sunu net beneen heure bu baax baa ngi ci ginnaaw di leen xaar team Wareef mi ngi ci ginnaaw ak ñoom Tata Eva Ndoye Bane ak Mami Wareef jaajëfal leen Pierre Da Silva réalisateur connecté Youssou ak team bi nekk ci ginnaaw yëpp jaajëfal leen yéen internet yi jox leen dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet.